mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme thiesinfo.com dal leen nag jàmm ci xibaar yi bokk ci li ci gën a fës jëwriñ ji ñu dénk wàllu wërgu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr tey ci alxames gi daal dinay fësal résultat yu tukkee ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test juróom-benn ñoo ci ñëw daal di positif loolee daañu ci dikk ak moom nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. comité régional de gestion des épidémies fii ci diwaanu Thiès daal dinañuy amal nag ndaje ci hôpital 10e ngir xoolaat yan taxawaay wala yan matuwaay la ñuy gën a jël ngir mën a dakkal lii di cas communautaire yi wéy di lëmbe ci askanu suñu gaal fii ci diwaanu Thiès gouverneur de région lëkkaloog médecin chef ak kii di Talla Sylla ngir rek fas yéene taxaw ci ay matuwaay yi nga xam ne jëloon nañ ko ñu gën koo rek fas yéene tengal ci jamono ji loole également daañ ci ñëw ak moom gouverneur de région ci biir xibaar yi. Lamine Diallo maire bu Thiès Nord daal dinay jagleel nag ginnaaw ak i partenaire am lii di benn ambulance médicalisée lii di poste de santé bu Seyib Ndoy ambulance bi la nag bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ñëw na nag ci waxtu wi ñu ko soxla woon loolee dinañ ci dikk ak moom ci biir xibaar yi waaye itam ba tey ci ay kàddoom Lamine Diallo daal dinay xam ne daal jamono ji lii di recettes yi nga xam ne rek commune yi ñu ngi ko doon am jëmale ko ci marché yeeg li nga xam ne rek moo di garage yi jamono yi daal nekk na ay jafe-jafe yu ñu ciy dund te it bu ñu moytul bu mbéy mi continuer lii di fay salaire yi dina nekk ay jafe-jafe loolu également dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi waaye itam bu ñu waxee ci wàllu culture xam ngeen nag ñii di artistes yi ñoom jamono ji seen lépp taxaw ndax événement yi nga xam ne rek dañ ko doon amal lii di couvre-feu ñëw na rek tegu seen ndodd ba tax na daanaka ñoom it ñu ngi koy dund bu baax a baax dinañ ci ñëw ak seen i kaddu ak Dame Sène mi ñu taataan ay kaddoom. cas communautaire yi wéy di lëmbe askanu Sénégal lii di service d'hygiène ñoom it dinañu amal ay opération de désinfectation ci yenn barab yi rawatina ci yenn marché yi ak yenn yi nga xam ne rek nit ñi dañ fay faral di daje loole également dinañ ci ñëw Ibrahima Wade moom it sóob na ak loxoom ci jàppale kii di président de la République Macky Sall ci xeex coronavirus bi ab tukkib nemmeeku la amaloon ci gouverneur de région jagleel ko ak ndimbalam mbokk yi ñuy àddoo fii ci diwaanu Jaxaaw li lee moo di ponku xibaar yi faram-fàcce gi ne suur lay doon. ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme thiesinfo.com Ahmadou Ly moo fare ci kaddu gi feggoog Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi ñu ngi ko waxee rek ci ponk xibaar yi lii di comité régional de gestion des épidémies régionales ñoom nag daal dinañuy amal ab ndaje mu yaatu ci hôpital 10e ngir rek taxaw tembe ci cas communautaire yi nga xam ne rek dafay wëy di lëmbe askanu Sénégal loole nag tax ñoom it matuwaay yi nga xam ne donte jëloon nañ ko waaye nag jamono ji dinañ ko fas yéene gën a tengal ci marché central bu Thiès 8h la ñu tàmbali liggéey bi ba daanaka ñaari waxtu ci ngoon muy 14h foofee rek lañ ko war a dakkale gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndaw ñu teewlu ay kàddoom. tey tase nañ si comité régional de gestion des épidémies ni nga ko waxee waaw li ñu ko def ku ko defee tey nag mooy que ministre de la santé si boppam moo ñu ko sant ne nañ jël si comité régionaux yi mesures yi xam ne ñoom lañ war a jël pour que xeex bi ñu mën ko gagner. waaw ndax ñu xam ne léegi cas importé amatul li si des nag léegi mooy si biir réew mi rek lu mën a jógee day nekk nag loo xam ne dootul nekk rek médecin yi wala personnel de santé bi mais day laaj que ku nekk rek mën si dugal si loxo bi multisectorialité bi ñu doon wax dëgg yàlla léegi lay gën a dugg moo tax ñu defoon réunion tey pour xool naka lañ mën a déggoo affaire yi ndax xam ne nag ñun déjà région bi dañ amoon ay cas communautaire ñun suñu premier cas dans la commune de Thiès en particulier ay cas communautaire la woon moo tax déjà jëloon nañu ay dispositions yoo xam ne tëj marché yi wala wàññi heure yi xam ne la marché yi di ubbeeku jël également ay dispositions pour que rassemblement yi ñu doon wax déjà ministre de l'Intérieur interdiroon ko ñu mën ko appliquer mais li ñu def nag léegi mooy renforcer mesures yooyu ñu jëloon d'abord rassemblement yi gis nañu respecté wuñ ko tout le temps région bu mag la population dafa bëri moo tax ñun tam dinañ yokk personnel bi ñu doon déployé donc force de défense et de sécurité yi dinañ renforcer personnel yi nga xam ne moo lañ déployé bu laajee ñu déployé militaires yi dinañ réquisitionné militaires yi déployé leen boo xam ne danañ leen gis partout ñu mën a tax nit ñi respecté li ñuy wax distanciation sociale yi waaw. marché yi tamit jàppoon nañ déjà que 4 heures la ñu war a arrêté bu nekkee marché Thiès bu nekkee marché Mbour 15 heures lañ joxe woon ak quai de pêche de Mbour tamit moo tamit jafe-jafe yooyu lay indi parce que li ñu njëkkoon wax mooy nañu jël ay bés yoo xam ne dañ koy tëj quai de pêche bi du fonctionner marché yi du fonctionner
mais bi ñu ko defee Mbour li ñu gis mooy jour yi xam ne dañ koy ubbi rush bi muy def nit ñi fay ñëwoon mbooloo mi day toll noo xam ne finalement loolu wane na ne mesure boobu baaxul donc li ñu def mooy wàññi heure yi xam ne lay ubbi muy 8h ba 14h. Lamine Diallo maire bu Thiès Nord daal dinay jagleel nag ak i partenaire am lii di benn ambulance médicalisée poste de santé bu kër Sayib Ndoy lii la nag ñëw ci jamono joo xam ne rek askan wa fa ne daal di woon nañ ko yittewoo lool Lamine Diallo ay kàddoom Adama Ndiaye moo ko taataan ñu teewlu ko. di sant di gërëm au nom du bureau municipal du conseil municipal de Thiès Nord partenaires yi ak képp ki nga xam ni dox na si pour que commune bi mun a am ambulance médicalisée bu ñu xoolee commune Thiès Nord nu mu bindoo dafa amoon ay zone yu nga xam ni dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe ambulance bi dafa ñëw si ba mu jotee donc dinañu permettre ñu fixer ko si Kër Sayib ba nga xam ni zone boobu képp ku amati évacuation sanitaire ambulance bi dina ko mën a def donc ñun commune bi aussi dinañ ci jàpp bu baax a baax parce que déjà chauffeur bi dinañ ko jël en charge mais leneen li nga xam ne war na pour que ambulance yi ñu bañ koo jot ba pare teg ko foofu mu mën a njëriñ population yi ba nga xam ne suñu partenaire du ñu jëppi parce que lu matériel bu day ne bu ñu la ko joxee da ngay fexe ba mu njëriñ askan bi te loolu dinañ ci taxaw bu baax du ñaan aussi population yi ambulance bi ñu mun koo jël fonk ko toppatoo ko bu baax parce que mënuñu laa may lu day nii mu diiree lu mat at ñu ne yàqu na paan na ñu jël ko dóogal ko ci carcasse donc loolu invite la aussi bu nga xam ne bëggoon naa ko def à l'endroit des populations yi nga xam ne ñooy doon ñoo koy njëriñoo. bu ñu moytuwul fay salaire ci jamono yi ñu dëgmal dina nekk jafe-jafe di kàdduk Lamine Diallo maire bu Thiès Nord ginnaaw bi nga xam ne rek lii di recette ak li nga xam ne rek dafay jóge ci marché yeeg garage yi di dugg ci gafakay mairie jamono ji nekk na lu métti ngir ñu mën cee jot daanaka ndax lépp tàggatémbe ci fépp foo laal Lamine Diallo ay kàddoom ci micro Adama Ndiaye ñu teewlu ko. waaw donc ba may dem parce que xam nga man balaa may wax. damay dem ba wóor ne ma ni mën naa parce que politiciens yi ak maires yi am na yenn maires yi dañuy def communication rek dinañu génnee téeméeri millions dinañu génne wala même di def récupération dama dem gisanteeg perception waa trésor pour que ñu sensibiliser leen pour ñu mun ñu li nga xam ni moom la ñu namm def ñu jàpp si dàquñu ko ñu ngi wax mais dañu ni situation Thiès fu ñu toll nii buñ ci góorgóorluwul fii ak ñaari weer salaire du am ndaxte lépp lu nga xam ni activité économique la pratiquement daa nax saay maanaam tey boo jëlee gare routière dañ ko tëj dundatul boo jëlee marché central maanaam doxatul parce que 16h mu tëj même fajar bi nga xam ni jigéen ñi de 6h à 10h yi ñu doon indi seen i légumes ak seen liñ doon jaay depuis démb jot nañu ay instructions pour que ñooñu doon nekk foofu yëpp ñu jëlee leen fa donc du coup lu mat 20 junni yu nga xam ni mairie da ko doon am par jour moom la ñuy ñàkk donc ay recettes la yu nga xam ni loolu moo doon ñu permettre weer bu dee ñu fay salaire mais recettes yooyu tey avec l'interdiction de rassemblement maanaam rey activités yi mooy que recettes yooyu yëpp dara du duggati ci biir mairie te weer bu dee aussi même boo dee dem di fayeku borom cantine dañ lay wax ni ñoom itam jaayuñu parce que doxul kon musiba naaru laay mooy get les communes de la ville de Thiès parce que lu ñu amoon fii comme recette yi nga xam ne war naa mën a dugg ci gafa communes yi moo doon gare routière marché central te tey recouvrement pratiquement amatu fa donc loolu aussi population yi war nañ ñoo comprendre. Amadou Makhtar Seye njiital chambre de métier daal dinay nag jagleel lii di artisan yi lu tollook 2 junni ci ay kits ngir rek fas yéene leen jàppale ñoom itam ci fagaru ci feebaru coronavirus bile loolee nag dugg ci xeex bi nga xam ne rek ñu ngi koy xeex jàngoro ji Amadou Makhtar ñu teewlu ay kàddoom. dëgg-dëgg mooy ñaari département yooyu nga xam ni problème bi egg na fi 350 yi ñu war a jox Mbour amaat na yeneen 75 kits yoo xam ni dañ koy joxe au niveau du Joal Fadiouth ak Joal gépp léegi loolu la ñu nar a def ñoom itam ñu jàppale ñu ci matériel bi jox ñu ko mais matériel bi dafa cibler directement les ateliers ndax ateliers yi tey buñ doon xool tey artisans yi bari nañu mais tey dañu ni kit bu nekk na dugg ci ab atelier kon su fekkee kit bu nekk dafa war a dugg ci ab atelier kon dañu wax ni war nañu wut ñu accompagner ñoom ñu jàppale waat ñu wut 20 personnes yoo xam ni séddale nañ ko ci Thiès 8 yi nekk Thiès fii 8 yi nekk Mbour 2 nekk Joal 2 nekk Tivaouane loolu suñ ko defee ba pare
ñu ni kon jeunes yooyu ñoom en même temps seen liggéey dañ ciy boolewaale sensibiliser artisans yi ci mesures yi nga xam ni mooy barrières yi nga xam ni moom la ministère de la santé joxe pour nit ñi war ko respecter mais beneen bi ci des mooy ñooñu bala ñuy génn dinañ leen former peut-être par groupe de 5 ndax bañ ñu dajaloo ba mu ëpp mais loolu ñu dénk ko waa Croix-Rouge ñoom ñoo ngi ñuy jàppale pour ñëw ñoom ñoo ñëw ni teew pour war ko def ak ñoom pour 2 heures de temps rek bu ko defee dinañ leen ci mën a wax barrières yi nga xam ni moom la ñuy mën a waxante ak nit ñi. mu ngoog mu nekkoon Amadou Makhtar Seye mi jiite chambre de métier leneen ci biir xibaar yi service d'hygiène ñoom nag daal di nañuy amal ay opération de désinfectation lancement bi ñu ngi ko doon amal démb ci promenade des Thiessois ci teewaayu gouverneur ak le maire Talla Sylla mbir mu ni mel nag ñu fas yéene ko lawal ci yenn barab yi nga xam ne nit ñi dañu fay daje lu mel ni marché ak lii di garage yi ngir gën a andi ak kaaraange ci xeex coronavirus ñu teewlu seen i kàddu. sunu teewaay fii. dafa nekk teewaay boo xam ni pour marquer le démarrage benn activité boo xam ni moom la ñuy wax pulvérisation spatiale spatiale nag bu ñu ko déggee moom mooy dañuy désinfecter ci mbedd yi parce que comme ni ñu ko gisee feebar bi bu mu duggee biir Sénégal ba léegi duñ doon def sunu opération yi nga xam ni moom la ñuy wax les désinfections dañ ko daan yemale ci biir hôpital yi fi nga xam ni foofu la ñuy faje malade yi ak kër yi nga xam ni foofu la malade yi di jógee. donc bu depuis nag quelque temps gis nañ ni malades yi dafa am ay xeetu malades yu bees moom la ñuy wax les cas communautaires nag bu ñu ko déggee mooy cas yi nga xam ni feebar bi dal na nit te xamuñu ci kan la ko jëlee loolu nag daf ñuy gën a woonaat ni xëy na doomu jàngoro bi xëy na mën na nekk fu nekk ci biir dëkk bi loolu moo tax nag bu ñu gisee ni loolu demee na noonu ñu ni léegi il faut ñu génn ci hôpital yi génn ci kër yi nga xam ni foofu lay malaat yi jógee jéem a xeex tamit doomu jàngoro bi ci mbedd mi nga xam ni foofu la nit ñu bari fa la ñuy daje ak tamit yenn place publique yi nga xam ni maanaam moom mooy dem na comme gare routière yi wala yenn marché yi yooyu yëpp dañ koy cibler ñu traité ko léegi nag traitement boobu ñuy def dañu ko cibler surtout zone yi nga xam ni gis nañ fa ni am na ay cas. Ibrahima Wade di coordonnateur des Jeux olympiques de la jeunesse 2024 amaloon nab tukkib nemmeeku ci gouverneur de région ngir rek jagleel ko li nga xam ne rek daal dina ko yëkkati ngir jàppale ko état du Sénégal ci xeex bi nga xam ne rek ñu ngi koy xeex feebaru coronavirus mbir mu ni mel nag Ibrahima Wade jàpp ne rek lu ko war la ndax it Thiès fi nga xam ne rek fii la soso dafi sóob loxoom bu baax a baax ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Thiès Info. Le monde entier traverse une situation difficile. Le Sénégal traverse une situation difficile, mais Thiès aussi traverse une situation difficile et il était donc encore une fois, comme je l'ai dit, de mon devoir de venir répondre un peu à cet appel du devoir. Et j'ai tenu à le faire, monsieur le préfet, devant vous, parce que je sais ce que vous abattez comme travail, je sais ce que vous endurez. Pendant tous ces jours, nous étions en communication ensemble, nous avons échangé, je vous ai fait savoir ce que je projetais de faire au niveau de Thiès, vous m'avez encouragé, vous m'avez surtout conseillé et je voudrais vous remercier. Remercier également monsieur le gouverneur de la région de Thiès, parce que vous êtes à la tête de ce combat avec le gouverneur au niveau régional et au niveau départemental. Il était donc de notre devoir de venir être avec vous aux côtés des populations. mu ngoog wax naa ko sànq ci biir xibaar yi xam ngeen nag suñu mbokku artistes yi daanaka ñoom itam seen liggéey jamono ji daal nekk na lu tagatémbe la ko waral nag moo di couvre-feu ak état d'urgence bi dal seen i ndoddu tax bépp événement boo xam ne rek ñu ngi ko doon amal jamono ji dakkal nañ ko loole nag tax ñu nekk daal ci ay jafe-jafe waaye nag lu ni mel tax na ñoom itam ñu daal di amal ay message de sensibilisation ci seen i way yu am solo jagleel ko askanu Sénégal ngir participer ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ci feebaru coronavirus ñu teewlu seeni kàddu. non liggéey bi moom dara doxatul ci àdduna mais ñun ñoo ci gën a maîtriser sax parce que ñun souvent dañuy produire loo xamante ni dafay nekk ci dans les hôtels te secteur boobu la gën a laal sax waaw parce que am na business yoo xamante ni ñu koy def dañuy liggéey bëccëg. dañuy liggéey bëccëg avant couvre-feu di am wala yooyu ñooñu mën nañ sax au moins am tuuti mais ki nga xamante ne day liggéey ci boîte de nuit wala mu nekk ci hôtel wala nangam loo xamante ni guddi la koy liggéey couvre-feu am kooku moom mën nañu action activité mi yëpp dafay taxaw.
nañu préjudice ñun en tant que musicien en tant que producteur en tant que producteur de spectacle porte nañu préjudice parce que am nañu problème yu bëri yoo xamante ne ni bon képp ku ci nekk rek nga xam li may wax lu mu doon. feebar bi moom vraiment laal na secteur yëpp mais surtout que ñun suñu secteur quoi secteur culturel bi quoi surtout les musiciens donc ñun ñëpp xam ne ñun dañuy produire les nuits donc mënatuñu produire les nuits mënuñ ci sax génn comme couvre-feu la maanaam kenn du génn. donc concert amatul soirée amatul muy lu metti nag ci ñun quoi vraiment metti nag trop ci ñun voilà. àdduna bi yëpp la laal parce que tey nit ki ak ci loo mën a nekk ci liggéey feebar bi laal na la ndax dañuy tëj lépp arrêté lépp feebar bi sa mu taxaw léppay taxaw bu demee ñëpp dem bu toogee nit ñi toog fi mu ne nii nag nit ñuy conditionné ba kenn mëntu la actionné. feebar bi loolu la def ci réew mi tey ji ñun suñu liggéey pénalisé nañu empêché nañu waaye lépp sant yàlla rek man ni ma ko gisee mooy que ni kii la bu yàlla wàcc balaa boo xam day ñëw ku dox benn mission après day dem. Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram tey ci alxames gi yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru avril atum 2020 daal dinay fësal résultat yi tukkee téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne rek testé nañ leen juróom benn moo ci ñëw daal di amee li nga xam ne moo di feebaru coronavirus jamono ji ñu mën a wax ne lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñu ngi ci lal yu hôpitaux yi ñuy saytu seeni wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ay kàddoom ñu teewlu ko. ma liral leen situation wu bés bi tey alxames juróom-ñeenti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi ma jox leen situation bi. ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def tey juróom-benn ñoo ci positif bon ñoom ñoo am jàngoro yi muy juróom-benn yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ma yëgal leen itam te ci bésu tey bi fukki patient yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout à l'heure ñu yëgal ne. patients yi ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ ci ñaar décédé ci kenn la ñu évacué bon ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu ñuy wax transmission communautaire yu fi feeñ bu baax ci kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise yi ñu respecter bu baax lépp luy mesure prévention collective yi ñu leen demandé. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi jotoon ruus ci xibaar ki leen ko doon faram-fàcce di seen mbokk Ahmadou Ly ma fare woon ak Xaadama Ndiaye ci wàllu xarale gi cant ak ngërëm ñee na leen jox leen rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf.